depuis boobu ba léegi muy responsable yi fi nekk yëpp ku lim daal di nga juum loolu laa mën a wax. beneen bi ci topp mooy que ne li nga xamante ne moo ñu fi dajale muy benn atelier de renforcement de capacité bi nga xamante ne mooy formation en savonnerie ak eau de javel bi nga xamante ne suñu DG le leader Cheikh Sall moo jël ay moyens yoo xam ne yu énorme la dugal ko ci ngir ñu mën a jëmmal taxawaay bi ci kaw loolu ñu ngi ko ci sant bu baax a baax ndax vision yam mu ngi nekk en phase ak bu son excellence le président Macky Sall mu nekk li nga xamante ne vraiment jigéeni Kajoor yëpp ñu ngi koy rafetlu di ko encourager di ko ñaanal di ko féliciter vraiment mu nekk kàddu yi nga xamante ne bëggoon naa ko ci sànni di gërëm ñëpp di sant ñëpp. ci DC Cheikh Sall ndax depuis ba mu toogee ak léegi ñëw ni dafa soxla commune Meouane développement yi ni gis ma ko fiy def depuis ba commune Meouane di commune Meouane ba léegi kenn mësu ko fay gis. kon bu DG ñëwee taxawal projet ànd ko suñ jigéen ñii nga xam ne am réew ku koy bëgg ndaw ña nga ca gën a soxla ak jigéen ña soo leen amee waxuma la commune waaye am réew sax danga koy jot te DG jot na ndaw ñi jot na jigéen ñi ndax bu dee ci seen i wutal na leen emploi ba benn seen tumurankeetul ndax bi fi DG nekkagul jeunes yi li nu xaman dem géej ak la nga ci oto yi loolu lan xaman bi mu fi toogee léegi ñu jox ko directeur de kuddu jeunes yi ci bari ci commune Meouane ñëpp ñu ci bari ñu nga fa xëy taxawaaloo tuñu waaw bam fa jógee mu jëm ci wàllu jigéen ñi di def ay formation yoo xam ni da koo jël ci commune Meouane teg ko ci loxo soxna mu ne na Kunta mu nekk ci di koy liggéey bu rafet ànd ko jigéeni commune Meouane yëpp mu boole ko sunu rak sunu xarit Aïssatou Diop ñu ànd ñëw dalalan jigéen ñi fii ci Mborine jigéeni commune dëkk yi ci commune bi yëpp kenn ku ne am na ku la fi représenté ñaari nit ñu teew ñëw doon fi liggéey ay saabu mani Cheikh bi mu jëlee jigéen ñi di leen defali formation te ko ci loxo soxna mu ni Kunta ak Aïssatou Diop ñu ñëw fii ci Mborine di ko fi liggéey mbooleem 89 villages yi nekk ci commune Meouane yëpp kenn ku ne indi na fi sa ñaari jigéen mu teewal sa dëkk ñu liggéey ko liggéey bu rafet macha allah ba ku fi jógee bu ëllëgee li la jàngal fii mën nga cee jariñu boo doo taxaw di tàllal kenn loxo loolu la ni jariñe am commune da ngay fexe jigéen ña amum xëy ndaw ña amum xëy bu ëllëgee ñu mën a demal seen bopp waaye jël la ne di leen maye ka neexal loolu développé wul ab commune da ngay fexe am ma ni commune kon da ngay fexe créer emploi seen ya nekk ca jigéen ña nekk ca borom kër yi mën a noppalu xam naa comme kaddu gi day gudd ñi fi teewoon kenn ku ne dañoo bëggan laa woo ak ki la représenté ñu tudd sa dëkk waaye xam na ni temps bi xoj nañu te morfal te ñi war a wax bari nañu moo tax dañ koy tënk remise symbolique lan koy def dëkk bu ne ñu tànn ñetti dëkk jox leen seen i diplôme amu Mborine ak mbooleem imam yi nga xam ne ñoo fi daje tey di nuyu jigéenu commune Meouane yi nga xam ne ñoo fi daje ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn di nuyu suñu formatrice madame Ndeye Sawdatou Gueye di bëgg nag ngeen tàccul ma ko bu baax a baax ndax dafa nekk ak ñun fii 3 jours de yóbbu nañu waaye ñu nit dese nañ ko ndax macha allah ba muy dem gërëm nañu sant nañu waaye ñu nit gërëm nañu ko sant nañu ko ndax ci xol bu rafet la ko defee ci yërmande la ko defee ci yéene la ko defee ku ne xam na ni ku dajale ay jigéen di leen defal formation te kenn ku ci ne xam nga ni téeméeri ginnaaw sax munoo fexe ba seeni geen bokk fu ñu jëm waxuma laa téeméeri jigéen nga yor leen ñetti fan ànd ak ñoom liggéey bi te dara ñaawul kon madame nañ la tàcc bu baax ndax lépp yow di nuyu madame la présidente Seynabou Gaye Touré
di wax ni moom fii tamit ku fi am fit wala nga ñime di jigéen soo xoolee rek ci moom di nga gën a takkaat sa digg Sénégal nag léegi su liggéey jotee dañuy bàyyi jigéen ñi ñuy liggéey suñu demee ba jariñ jot góor ñi yaakaar ni ñoom ñoo ko war a jariñoo déedéet dootu fi am mani loolu dootu fi am laa wax jigéeni Meewaan am ngeen gaynde muy Munina Kunta waaw ndax dañuy def bis bu ne suba ngoon guddeeg bëccëg ñu yow 5 heures du matin di yokk dépense yi di ñëw di tëdd xaaju guddi sunuy doom daanaka duñu gis bis bu ne ñuy takk sunu ndigg di laxas di yokk koom-koom bi bu dee politique tey jii ku xool fii musóor yee fi ëpp mbaxana yi suñu dee def nag ñu dee ni ñun ay dof lañu déedéet dofuñu dañoo xam li ñu bëggal suñu directeur te xam ne suñu nee yàcc du ko am moo tax ñu takk suñu ndigg laxas suñu ndigg fas yéene koo teg ca bopp commune u Meewaan waa di nuyu bu baax nag monsieur As Diagne gis nañ délégation ak jàppale gi mu jàppale suñu directeur gis nañ ko ak tolluwaayam ci commune u Meewaan waa di nuyu honorable député Mor Kane Ndiaye ci taxawaayam gis nañu ko macha allah di nuyu monsieur El Hadj Diop di kenn ci ñun di kenn ci directeur di nuyu chauffeur yi ndax ku sànni sa bët fee xam ni chauffeur si su élection jotee DG la ñuy may seen carte ndax ba coronavirus ñëwee ñoom ñëpp ñu jàpp seeni oto directeur rek la ñu gis mu ñëw génne seeni oto ni leen dem leen ngeen liggéey di leen ñaanal ay intervention di wax ni directeur yow nag la ñuy mujjee ci nuyoo bi parce que yow dañu ni xol li cay jëkk moo cay mujj dangaa njëkk ci sunu xol mujj ci sunu xol moo tax suñuy nuyoo dañ lay limal ñëpp ñëw nag taxaw ci yow ndax directeur dañ laa joxul sunu budget nga jël sa alali bopp mu leew la doom nga di ko def ci ndaw ñi di ko def ci jigéen ñi ni jigéeni commune u Meewaan ak ndawi commune u Meewaan su fekkee damay tuur sama deret ñu tedd dinaa ko def kon defe naa wax ji du mën a gàtt parce que li am solo lu ci ëpp dinaa ko tenir di étudiants yi boole seeni kaddu ni ma tata comme ñun duñ fi am kaddu santal ñu gërëmal ñu étudiants yi ca Dakar jóge commune u Meewaan ak étudiants yi ca Thiès jóge commune u Meewaan ñëpp boole nañ seen kaddu di la sant di la gërëm di wax ne yow bu réew mi doon tàkkit bu soobee yàlla Thiès du ci bokk ndax liggéey nga ko ki nga xamante ni si moom la ñu voteel sunu budget 461 millions étudiants yi ba ñu jaaxlee ay logement jàpp ca ki nga xam ni moom la ñu sunu voteel sunu budget kero bi ñuy defar saabu ci mbërin fu ne takk ngeen fa seeni sare rooti ngir ñu am ndox mu ñu defaree saabu bi ki nga xam ni moom la ñu jox sunu budget kero bi nga xamante ni si jigéen ñi sonn nañu ñun de depuis jamonoy Senghor ba nagani mosuñoo gis guleet ci Cheikh Sall koo xam ne dafa jóg di financer ay jigéen ngir ñu am seen autonomisation te nag alalam la koy defee dooleem yërmandeem kon du mën a gaaw il faut ma wax li ma bëgg a wax lépp ñu may ma temps di wax ni dama déggoon bu yàgguloo ñu ni commune u Meewaan 63 villages ñoo fi am courant amul commune u Meewaan yëpp ñaar fukki dëkk ak benn di 21 villages ñoo fi am courant di wax ni ndox ndànk gee ma jóge samay naw la laa àndal ña nga ne depuis juróom benn weer laa la wax fu ne la ñuy roote ji te moo wër commune bi fépp la kon nag ginnaaw directeur bi nga xamee ni yaa jàppale mag
jàppale ndaw jàppale góor jàppale jigéen mboolem chef de village yeeg imam yeeg kilifa diine yeeg yu aada yi ñëpp ñoo ngi jóg tàllal la loxo waaye mboolem ñi nga xamante ni si ñooy parti allié yi nga war a àndal ci Benno Bokk Yaakaar ñëpp ñëw nañ si yow képp ku taxaw naan seen candidat du dem kooku moo dul dem ndaxte kooku moo fi doon jubbu moom kese amul ku mu àndal di wax ni parti allié yëpp ñoo ngi ci yow Baye Cheikh Diop mii toog PS la PD Idrissa Seck la te moo ngi ci yow réew mi Baye Aziz Gueye PDS la te mu ngi ci PS la te mu ngi ci yow Ndioba Dem moo ngi nii ci sa ginnaaw PDS la te mu ngi ci yow parti réew mi parti PUR parti yëpp yi nga xam ne ñoom nga war a àndal pour dem élection directeur ñoo ngi ci yow jigéen ñi ñoo ngi ci yow ndaw ñi ñoo ngi ci yow kon bul tiit bul ragal su amee ku dul dem élection benn jubbu boppam boobu moo dul dem élection salaamaaleykum wa rahmatullah di kontaan vraiment si jour yi nga xam ni def nañ ko fii ci tund Mewane di féliciter madame la présidente du conseil départemental Seynabou Gaye Touré parce que lii ñu def tey jii moom gisoon na ko en 2017 parce que 2017 la organisé formation de 1000 femmes de département bu Tivaouane defal leen formation bu mel nii en javelisation et savonnerie bi ñu jógee ci loolu gis ni loolu intéressé nañu te lu am solo la ci jigéen ñu poursuivre suñu xam-xam ba continuer ko di ko laabee biir suñu mbokk jigéen ñi nga xam ne autorité bu mu mënti doon yaa ngi leen yéene ñu dem envers l'autonomisation kon la DG ñu ngi lay nuyu di la gërëm di nuyu suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ma dalaloon fii Adja Moumine Kounta madame Aïssatou madame Fat Samb ñu bokkandoo liggéey bi ak suñu càmmeñ yi nga xam ne ñoo woon ci dëkk bi di nuyu nag Souleymane Khoule ak délégation bu conseil départemental ndax man ak ñoom dañoo bokk liggéey ak monsieur Yougo Sow ñu doon ay jeunes yu engagé ñu am fulla ci li ñuy def dina pousser toujours ci activités yi ñuy def kon monsieur le directeur du ñu def lu dul présenter la article yi nga xam ne ñoo nekk fii yor savon karité la ñoom bi ñu waxtaanee ak man ni ma nañu xool naka lañ koy tuddee ma ne leen da ngeen di def tundu Mewane savon karité ànd dooleel le DG Cheikh Sall bu fekkee tur bi satisfaire na la mooy noonu eau de javel bi aussi bi ma ñëwee fekk naa ñoom ñuy def eau de javel mais pour améliorer leen seen xam-xam ci loolu façon bi ma leen proposé doyoon na leen moo tax ma defalaat leen eau de javel beneen bi ci des muy savon carotte moo nekkee nii savon carotte bi moo ngi nekk nii baax ci yaram ndax kenn ku nekk xam na huile d'olive ak huile de coco lu muy def ci yaramu doomu aadama yooyu ñooy composants yi kon le DG ñoo ngi lay gërëm bu baax di la ñaanal des na savon miel aussi savon lem am na ci ak saabu fóotukaay bi aussi dañu déplacer suñu matériel ba fii si ñoom pour wan leen ko pour mu gën am design gis ngeen saabu bi ni mu mel indi suñu table de coupe fii ci Mewane defar leen saabu bi wan leen ko jigéen bu nekk bu yeewoo du soxla lu dul utiliser eau de javel ak saabu mën nañu eau de javel bu ngeen ko jaayul sax jëndu leen ko ci seen i biir kër loolu jàppale seen i borom kër la ci liggéey bi kon ñoo ngi leen di gërëm di leen sant. thermoflash mi ngi jar benn 150 000 mais loolu dafa rëy social la parce que bëggul mbas mi dal kenn ci côté social doyen Ndoye du ma bàyyi ma fen ak jàkk dëkk yi nga xam ne seen amuñu ay rajo dëkk yi nga xamante ne am nañ ay jafe-jafe seen i jàkka ba ci jàkka yi Mewane je suis témoin oculaire xaalisam dafay dem loolu mooy social ak yeneen yoo xamante ni sax la liste elle est objective non je viendrai là-dessus parce que bind naa ko fii mais comme le temps nous est compté donc incha allah dinaa ci ñëw pour terminer ci côté social bi ñu dem ba léegi lutteurs yi bëre mbër bi doon bëree bër ki démb mais moo mujj le lutteur de Mewane moom la jëkk a jàppale am na mbër bu dëkk Mewane bu tudd Boy Mewane moom la jëkk a jàppale mu dem Thiès man ci ni yóbbu woon enveloppe bi ci laa bokk donc bu ma gisee tey mu jël lu toll ni 400 000 francs te loolu social la jàppale mbër boo xam ne mbëru Mewane la commune bi la du mbëru Mexe kooku dañ ci am
contentement bu baax côté social ak ñi muy faj ñi muy dimbali duñ ko wax parce que social boobu secours aux jeunes nisant yooyu noonu kenn du ko wax te moom ni mu calmer nii am respect te loolu am na lu anglais tuddee le behaviorisme l'étude des comportements humains ni ngay xoolee nit nga xam ni ma ci boo ko xoolee nga xam ne am na yar boo ko xoolee nga xam ne am na fit parce que en général ku yar dañ naa la amoo fit mais foofu mais bu ngeen toogee waxtaan nga xam ne ku am fit la je ne suis pas griot je respecte les griots parce que ñoom lu graaw lañ joué mais y a un savant qui disait Gustave Flaubert je n'ai pu empêcher mon imagination de me jouer des tours mais c'est d'aller droit à l'objet mu ne booy wax sa xel da lay jay waaye demal ci li dëgg la vérité mooy nous avons koo xamante ni tey jii nii amul fu ñu ko mën a présenter amul fu ñu ko mënta bañ a présenter parce que il a les capacités pour émerger Meouane. Dans ses propos il a dit je voudrais faire de Meouane une ville man ko comment mu ne ma à travers les partenaires à travers les projets structurants Meouane commune de Meouane laay def ville waxul fii rek mais commune de Meouane parce que en général ci communication boo tuddee boo nee Mborine wala nii dañu naan dañ koy yóbbu donc discours am bu nee mexe sax Meouane lay waxal les femmes ñu ngi nii la formation mais président moo ko njëkk a wax parce que employabilité mënoo am liggéey te amoo formation et nous avons une commune riche en ressources humaines commune riche en ressources naturelles humaines nit ñi naturelles nous avons des industries extractives nous avons un département riche une commune riche qui a un budget boo xam ne tey jii ki fi ne boo amoon ambition kenn waxatu ko mais comme ni ko soxna mu ni na waxee bàyyi leen ci xel même électrification village yëpp c'est le président de la République via un programme bu tudd ASER donc ñu bàyyi xel yooyu bii mujj nag ngeen jéggal ma maa ngi guddal waaye il faut ma ñëw ci l'emploi des jeunes maanaam xëyum ndaw yi kenn mënu ko ci Crous Thiès ñëpp xam na ni université bu ndaw la wante macha allah la mu fa dugal ci ay nit ñoo xam ne tey jii nii ku ci nekk weer nga am fa salaire boobu nga indi ko sa kër ñu jënd ceeb jënd diwliñ non loolu rek doy na pour ngeen fal ko. donc li ñu nar a wax lépp xaju fii wante ngeen xam ni discours bi sax naruñu ko woon a jël ndax temps bi dafa gàtt et les journalistes peut-être dañu bëgg a jël ay images mais li ñu yor ci bopp bi fii wala ñu yor ko fii xajul fii nii wante ci réalisation yi bàyyi ma jël ñaari yooyu noonu ak projet yi mu am léegi nag perspective am mooy wax naa ko léegi faire Meouane une ville désenclavement mi ngi fi ay route latéritique dina ko wax ci programme am bu jotee désenclavement Meouane parce que Meouane boo ko désenclavé via des routes latéritiques jàppale les femmes ñu formé wu am financement ñu liggéey jàppale les jeunes formation ñu liggéey li mu mën jël université mu jël ko bu yoree commune bi Meouane sera une ville wax naa ko léegi via des partenaires via des projets structurants mais moom président de la république daf ko jox ndoom ba tànk kon donc moom ci boppam digganteem ak président kenn doxu ci muy xaritu encore le ministre de l'enseignement supérieur donc donc ñun ki ñu yor mbër bu mag la ki ñu yor ku yàlla jox cër la ñun de principe la ñuy demee ak jeunes yi topp ci ginnaawam ak délégation bu mag bi mu xam naa ni di ngeen lim délégation bi ndax le DG est accompagné avec une forte délégation donc di jéggalu ci kàddu bu gudd mais en résumé parce que c'est pas facile di présenter ku rëy nii nga wax ci moom lu ndaw nii mais na ngeen xam ni c'est la manifestation voilà c'est l'émotion mais li ñu fi wax nii tey jii nii su temps bi amoon dañuy jël point par point développé ke allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. muy le directeur Cheikh Issa Sall Cheikh Sall ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu délégation bi nga xam ne moom laa àndal muy Adja Binta Diop ak Ramatoulaye Camara ñëw nag fekk fi ki nga xam ne mooy Maguette Ndour Sall ñu ñëw fekk ko fi muy nekk sunu mag nekk ku baax nekk responsable bu mag di jàppale président de la république di nuyu Youga Sow mi nga xam ne conseiller départemental la teewal fa commune Meouane di jàmbaar di jeune bu engagé jeune bu dynamique jeune bu bëgg lu muy def ki leen doon defal nag formation bi muy Ndeye Sawdiatou Gueye moom it nekk conseiller départemental nekk sunu xarit
moom itam ñu ñëw fekk ko fi mu def liggéey bu am solo bi duñ def lu dul jox ko wàccuwaayam di nuyu ki nga xam ni mooy la lionne de la commune de Mewane muy Moumina Kunta ndax dañ naan góor bu taxawee bu amee jigéen bu am fulla am fit am personnalité bu mel ni Moumina Kunta waroo ragal dara foo ko gis muy dem jërul nga koy laaj lan lay dox foo ko gis muy jëm jërul nga koy laaj fan la jëm fa mu jëm mooy lu muy wutali Cheikh Sall lu ko jëmale kanam Cheikh Sall lu jëmale kanam commune Mewane kon Moumina Kunta gàcce ngalaam di leen wax ni seen mobilisation am na solo madame la présidente nag tey moo waroon a teewal boppam fii mais yàlla dafa def mu am empêchement dernière minute yabal ma ni ma naa ñëw mu représenté ko pour wax leen ni leen kontaan na ci seen kilifa kontaan na ci seen responsable kontaan na ci Issa mi nga xam ni xaritam la day dëkk di waxtaan ak moom dëkk di weccoo ak moom ay xalaat ngir luy doxal département Tivaouane ngir luy doxal commune Tivaouane kon tey su ma ko teewalee mi ngi mel ni man dama ñëw pour joxe message am waaye sant na la bu baax gërëm na la bu baax mi ngi lay féliciter bu baax te mi ngi lay jàppale aussi bu baax a baax di remercier sama délégation bi nga xamante ne ñoo moom la madame la présidente yabal fii di gàttal rek di leen wax ni leen président de la république lii la soxla yéen jigéen ñi fu leen woo yéen a fay jiitu fu leen woo yéen a fay njëkk fu leen woo yéen a fay def li nga xam ni moom la war kon nag kii nekk seen wet muy Cheikh Sall ngeen xam ni jàmbaar la yéen a ko wax ngeen ni mi ngi leen di jàppale social yéen a ko wax ngeen ni bëgg na commune Mewane yéen a ko wax kon nag ki nga xam ne Mewane moo ko ñor mu ngi nii taxaw jàppale leen ko mu nekk lu dëggu nag ngeen ànd ak moom defar Mewane. Asalaamaaleykum wa rahmatulah